suñu rajo la déglooti sunu kër FM seeni kër la mën déglooti sunu kër FM seeni kër la ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom asalaamaaleykum suñu mbokk yi man la Binet Ngom maa ngi leen di nuyu from Los Angeles ci sunuker.com la première radio africaine à Los Angeles maa ngi am mbégte di dellu si waat fii si rajo bi tey di waxtaan ak yéen di remercier suñu auditeurs yi nag fépp fu ñu mënti nekk partout dans le monde ñoo ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla suñu borom bi si dëglu bi ngeen toog tey di ñu dëglu di ko def tout le temps nag amuñu seen fay yàlla suñu borom bi rek moo am seen fay yal na leen yàlla fayal fépp fu ngeen mënti nekk yal na yàlla defal leen jàmm defal leen salaam andi ay xéewal si yéen ak si seen njaboot musal leen si musiba ak balaa yi di xew si jamono ji ñu nekk ni tey nag am nañu benn guest bu ñuy wax Ben Fall dinañ ko présenter incha allah si kanam su ma sante yàlla suñu borom bu pare julli si yonante bi di ñaanal waa Sénégal gi yépp fépp fu ñu mënti nekk ah màggal gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal di ñaan yàlla mu def si jàmm di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla nañ ko màggal si jàmm ak salaam yàlla nanguñ bépp ñaan bu ñu fa ñaan ñun ñëpp ñu jariñoo ko ndax ñun ñëpp ay jullit lañu moo xam laayeen nga nekk moo xam murit nga moo xam tijaan nga ou bien ñaasaan nga nekk ñun ñëpp ay jullit lañu loolu mooy first bon nag comme li ma wax sama émission yi passé rek bu dara xewee Sénégal ñun ñëpp ñoo si war a jàpp ñun ñëpp ñoo war a ñaan ñun ñëpp ñoo ko bokk yal nañu yàlla boole xéewal yi ñun ñëpp di leen remercier nag partout damay bàyyi raa bi mu nuyunte ak suñu auditeurs yi après nag ma commencé ibbi émission bi. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ki nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal aussi yal nañu yàlla boole jéggal yàlla nangul ñu màggal gi nga xam ne moom la ñu nekk nii yàlla ñu yàlla nangul képp lu fa nit ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu réew wàccee jàmm ci àddina bi yëpp ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu te di leen ziyaare jërëjëf ok Rabi thank you so much suñu show bi tey bi nag bala may commencer show bi damay présenter li nga xam ne mooy livre bi nga xam ne moom laa bind presque plus de 5 ans may bind livre bi yàgg na de 5 years nga koy bind lu tax parce que juddooma Amérique dégguma làkk bi may ñëw fii français laa fi ñëwee mais dama ñëw ak goal like every immigrant bu nekk rek dugg nga États-Unis ak goal ma jóge Sénégal bàyyi fa lu ma metti lu ma daan dox di ko naxarlu te presque ñu bari xamuñu ko woon muy lan taalibe yi ci mbedd yi ma ko doon souffrir may gis jigéen ñi aussi du souffrir sama yaay exemple la si ndax sama papa dafa teel a gaañu te loolu ñu bari mën nañu relate to those stories mais ñu koy dox waale suñu naxari dañ koy dox waale di dox ba dugg États-Unis gis dëkk bi ni mu mel gis opportunité yi mais ba tey I was working with my dream ba tey dream baa ngi sama xel ne man mi bëgg naa def dara pour taalibe yi ci mbedd yi parce que metti nañu ñun ñëpp nag te Sénégal yi may waxal yëpp même chose bi la ñuy def affaire bi vraiment mu ngi commencé di ñu traumatiser suñu dëkk ni muy demee soo ma ñëw fi ak goal boo xam ne li ma bëgg mooy build a shelter for the children mooy goal bi ma duggee États-Unis mais ma xam ne salaire du ma ko may
ma xam ne njaboot gi dina la jàpp ma ne est-ce que mën naa créer loo xam ne ku nekk bu su dugalee même bu dee $1 sax ma boole ak Sénégalais yi ñun ñëpp ñu bokk liggéey def dara si suñu dëkk. yàlla dimbali ma am xalaatu bind livre bi. livre bi nag bind naa ko si 2 ans laa ko bind mais ba ma ko joxee sama publisher bi dafa ne ma kenn xamula si dëkk bi. mënuloo ñëw rek bind livre da ngay ñëw nga wax ñu yow yaay kan si laa delluwaate moo tax livre bi jël temps. may sant yàlla nag si bi mu paree livre bi nag boo ko xoolee tey boo gisee cover bi loxo jigéen laa jël mu entouré monde bi kooku message la si sama mbokku jigéen yi. li ëpp si sama message si livre bi pour jigéen ñi la jigéen mooy defar nee nañ bu jigéen baaxee lépp mën na baax donc sama message mooy woo jigéen ñi ñu booloo nekk benn liggéey jàppale suñu dëkk. góor ñaa nga fa woo naa ñëpp si lañu bokk mais jigéen ñun ñooy jur ñun ñooy am na feeling boo xam ne ñun ñoo ko am si suñu njaboot ak si suñuy frère ak si suñu jëkkër kooku yàlla moo ko def kenn mënu si dara. moo tax jigéen dafa am solo lan mooy titre livre bi Becoming an Angel of Change mooy nga deviens un ange de change. changement bi dañu war a commencer di changer si suñuy xalaat te changement du commencer lu dul si ñun la changement di commencer si sa bopp yow si sa bopp si la changement di commencer soog a dem si sa njaboot soog a dem sa mbedd ma. te il est temps que ñu changer ndax jamono baa ngi changer jamono bi metti na suñuy doom yi vraiment bu ñu sañoon ñu nekk sa kaw mais loolu c'est possible mais lan lañ koy mën a nekkee ba mu am mooy que ñun ñu toogaat xoolaat suñu bopp assess suñu bopp that's what the book is about mooy assessment boobu may wax 3 parties la. première partie bi is about my story in Sénégal il faut nga wax leen sa bopp. deuxième partie bi mooy suñu histoire fii ci États-Unis France extérieur képp ka nga xam ne immigrant nga li ngay dem trop te mënoo ko nettali mu metti lool nga di ko doxuwaale di ko tëdduwaale. immigrant kenn mënu ko nettali nit especially boo amee njaboot nag metti na yenn saa yi nga bëgg dakk say bagage delluwaat dem ñibbi mais ngor jàpp la nga am ñu la yaakaar Sénégal nga xam ne sedduloo fa dara pour mën a dellu toog nga continuer mettit bi continuer di muñ mais aussi continuer di jàng. si sama show yu passé yi wax naa loolu nee naa si bitim réew ngay jigéñee yàlla suñu borom bi benn façon jigéñe boo xam ne doo ko mën a expliquer nit ndax wéetaay bi. ndax yàlla suñu borom yenn saa yi si wéetaay boobu si la ñuy wan loo xam ne boo nekkee si mbooloo mi doo ko gis moo tax wéetaay boobu opportunité la. si sama wéetaay boobu si naxar bi si ronga ñu metti si ngay toogee sa xel di naaj loolu moo waral livre bi. livre bi nag lii copie buñ ma envoyé la dama koy présenter léegi mais dans 1 mois ou bien même less d'1 mois incha allah di ngeen ko mën a jënd. dinaa dellu siwaat bu génnee pour ngeen mën ko jënd dinaa dellu siwaat def ci émission spéciale fi ngeen ko mën a jënde Amazon Barnes and Noble fi ngeen ko mën a jënde lépp lu ngeen ci def aussi xam leen ne góolu book bi mooy dem ci foundation Family Bridge Foundation ak beneen foundation tamit nañu jàppalante pour que ñu defar Sénégal na foundation yi bari na groupement yi bari nañu jàppoo loxo yi wër monde bi suñuy loxo la monde bi suñu monde la ñun ñoo ko mën a defar mais suñu Sénégal gële dafa tuuti 14 millions de personnes bari wuñu te Sénégal ay borom xel kese ñoo fa nekk. Sénégalais kenn gënu ko yeewu ci àddina li ñu manqué mooy organisation nañ leen organiser wu boole suñuy effort boole suñuy ñaar dërëm ak suñuy ñetti dërëm dimbalinte ci suñu biir. loolu mooy góolu big bi ak lan laa jàng fii ci États-Unis lu ibbi samay bët ibbi sama maayin naka la nekkee lan laa ci def naka la ma dimbalee nan laa ko appliquer ci sama njaboot aussi loolu yëpp mu ngi ci livre bi di ñaan yàlla suñu borom yal na ko yàlla yeggali mu génne ba ñun ñëpp ñu mën ko jariñoo mën ko utiliser pour vraiment go toward lu positif ci suñu àddina yal nañu yàlla jàppale ñun ñëpp sénégalais macha allah fépp fu ngeen mënti nekk I am very proud. I am very proud groupe bu jigéen bi ma bokk tey ñu koy une sénégalaise aux États-Unis I am very proud of you ladies
nañu jàppalante maa ngi aussi jaale am nañ si benn sénégalaise bu ñu annoncé si suba ne dafa génne àddina ñun ñëpp si groupe bi ñu ngi koy mettitlu di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana incha allah lépp lu ñu si war dinañ ko si def bu boobaa incha allah si page bi gis nañ information yooyu yëpp te dinañ ko share. léegi bu bugg bi passé nag immigration bi may wax si livre bi presque partie immigration bi presque moo ëpp si bugg bi li ma bind foofu moo ëpp lépp moo ëpp partie numéro 1 moo ëpp partie numéro 2 numéro 3 numéro 2 mooy immigration bi mooy li nga xam ne mooy suñu thème tey ñu invité suñu frère suñu xarit koo xamante ne kii mu ngi fii si Los Angeles di liggéey bu rafet yëngatu si communauté sénégalaise yëngatu si développement Sénégal ñu koy wax monsieur Cheikh Ben Fall Ben nag moom la ñu invité tey pour mu ñëw waxtaan ak ñun si mbirum immigration mbir mu yaatu la mënuñu si waxtaan rek benn show comme yeneen sujet aussi yi ñu fi waxtaane yenn saa yi li ñu si war a wax dafay bari immigration moo ngi changé bu jëkkoon ba pour nga génne dëkk dugg dëkk is not a problème amul woon problème mais léegi y a tous les problèmes du monde pour nit génne benn dëkk dugg si beneen dëkk yu mag yi ñu nekk nii ñu ngi tëj seeni frontière rey yi bari na étranger yi di dugg bari nañu boo demee si suñuy dëkk aussi la même chose ñu ñuy ñafee pour génne Sénégal dem faneen noonu la am ñoo xam ne ñu ngi ñafee pour génne seen dëkk dem Sénégal li ñuy doon wax léegi rek Ben nul n'est roi chez soi ñu ngi ko fay bàyyi di demee am na ñoo xam ne seen dream mooy ñëw Sénégal mais lan moo tax immigration am ay problème léegi parce que yu ñaaw yi nit ñi di def dafa bari nit ñi antalatuñu immigration benn bi léegi lan mooy solution bi mooy li ñuy bëgg waxtaane tey ñu toog xoolaat suñu dëkk xoolaat nu ñuy def xoolaat naka la ñuy dimbalee les jeunes du Sénégal ci Sénégal googu ñun ñi nekk fii organiser wu ñu ci bari bëgg nañu ñibbi ku ne xam na ne Sénégal neex na mais boo demee sa dëkk ba am fa njaboot ga juddoo fa dëkk fa di làkk-làkk ba pour nga déplacer wu génn ànd ak say doom dellu dafay metti mais ku ne xam na ne Sénégal neex na te bëgg nañu delluwaat suñu dëkk mais bëgg nañu mu mel noo xamante ne lii ku fa dugg ne macha allah te loolu il faut ñun sénégalais yi ñi nekk Sénégal ñi nekk bitim réew ñu booloo organiser wu dindi orgueil bi ci suñuy xol fas yéene liggéey ensemble accepter ku ne accepter sa morom ku ne xam ne sa morom li muy def yow moom nga bëgg a def te lépp c'est pour le développement du Sénégal te pour le développement du Sénégal nag pour mu nekk il faut ñun ñëpp ñu teg suñuy doom ci suñu kanam lan la ñu bëgg pour la jeunesse sénégalaise ñu dimbali leen jàppale leen liggéey ak gouvernement bi fa nekk liggéey ak association yi fa nekk ba nga xam ne immigration bi bu boobaa du metti comme ni mu mettee nii image yi ñuy gis ci bitim réew mu nekk ay nit ñu jóge seen dëkk bëgg a dugg ci yeneen dëkk image yoo xamante ne ni mënuñu ko nettali ci àddina ñaaw na metti na ci xol lépp ndax bëgg a génn sa dëkk dem beneen dëkk te xamuloo ndax di nga fa fekk dara xamuloo ndax boo amul këyit lan nga fay fekk loolu yépp nekk loo xam ne ñii bëgg ñëw duñu ko comprendre ñun ñi fi nekk nag tey loolu la ñuy waxtaane ak monsieur Ben Fall ñu bàyyi Ben mu présenté boppam après ñu commencé waxtaan bi jërë ngeen jëf. jërëjëf Binta jërëjëf suñu kër point com merci encore de me donner l'occasion de revenir sur le plateau et puis Binta di la féliciter ci ce livre bi vraiment félicitations et puis bonne continuation et puis di ñaan suñu mbokk immigré yi tamit ñu jàpp ci livre bi ñu jënd ko wax seen xarit aussi ak seen mbokk ñu jënd ko rien que pour jàppale ko ci cause bi nga xam ni moom moo tax livre bi mu bind ko muy tout juste pour l'appui des talibés yi nekk Sénégal ko loolu mu nekk loo xam ne si yaakaar naa ñu ñëpp en tant que doomu sénégalais ku dox ci mbedd Dakar wala mbedd sénégalais c'est laay wax suba teel wala timis wala guddi wala yenn heures yi soit da nga léegi ay talibé yi nekkuñu talibé suba teel léegi talibé yi n'importe quelle heure buntu club yi sax wala banque yi wala aéroport yi sax ña nga fa fees teel donc mu nekk benn affaire boo xam ne si daw maanaam ku képp kuy sénégalais rek boo ko xoolee image boobu rafetul xëy na dafa dem loo man nekk loo xam ne si xëy na ña fa toog dañ kaa miin ma nga xam ni jaaxalutu leen mais ku gën ñetti fan Sénégal boo ñëwaatee
boo ci tegee sa bët par rapport li xew si yeneen dëkk yi da nga xam ne lii am na lu nekk na loo xam ne si war nañ cee jóg. parce que talibé yi c'est des la plupart du temps ay xale la ñuy doon que xale yi ils sont vulnérables amuñu maanaam bu dee xale yi ki leen di yelwaanloo wala def talibé kooku moom moo am ndogal si ñoom que xale yi gisul ndey gisul bàyyi. war na am beneen gouvernement wala ay organisation yoo xam si war nañoo tax di xool xale yi bu baax a baax ndax xale yi kenn du leen torturer wala ils sont seen côté santé wala seen côté lekk wala njàng bi nga xam ne sax moo tax moom la ñu mbubboo taalibe yi ndax loolu xale yi ñu ngi jàng. parce que xale yi wala ñoom comme si war na tax di leen seetu parce que même seen sëriñ wala ñi leen di wax soi-disant sëriñ mën nañu leen terroriser. ba nga xam ne xale bi du même bu dee day souffrir ay métti du ko mën a wax. beneen affaire boo xam si tamit si danaa ko yokk aussi côté talibé yi pour man dafa nekk loo xam si nan nga mën a gisee nit koo xam si mu yoree lu mat 20 xale. que pourtant amul benn membre du gouvernement boo xam si mën na taxaw ni xale bi kii mooy bàyyam wala xam ne fii la jógee wala ndax waaye ji yore xale yi ndax légalement dafa war a yore xale yi. ñun leerul dara leeruñu ñu waa yore talibé yi moom talibé yi si kidnappé wu leen. mën na am parce que xale yi la plupart làkk bi ñuy làkk yow déggoo ko xamoo fu ñuy jugee donc rien ne nous dit que xale yi waa ji jëlul ay xale doomu jàmbur kidnappé leen comme que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent il leen si grande ville yi di leen yalwaanloo. personne ne s'est jamais aventuré wala posé la question est-ce que xale yi légalement waa ji di leen yalwaanloo wala di leen gérer moom wër na leen yore ndax avec l'utilisation de leurs parents. parce que léegi dafa nekk benn source of income bam si dañoo bëri si dëkk bi ñaari kër goo gis muy commencé tabax eggagul yàgg fa nga xëy suba gars yi da ko daara waaye am na ko fa dëkk yor na ay taalibeem di xale di yalwaani te pourtant personne ne contrôle les enfants dara leeruñu si xale yooyu ndax ku leen fu ñu jugee ak ndax parce que sax ñu naan xale yi naa ay Niger la ñuy jugee wala ay Guinée Bissau mais est-ce que na ngay jugee dëkk yore ay 20 30 xale kenn amul ci këyit que yow mënoo justifier ni yow xale yi yow légalement yow yaa leen war a yore alors que école tubaab bi booy jàngi da ngay def indi say këyit ñu xam ne yow yaay kan yow yaay doomu diw xam say parents bu dara bu dee dafa am maître bi lu ko naqari mu mën a joxe convocation parents yi ñëw mais du côté amul loolu kon xam nga donc loolu c'était toujours pour faire un appui si affaire si ce livre bi pour te dire rek dafa nekk benn sujet boo xam si vraiment képp ku am doom nga xalaat ni gis ay taalibe xam ni kii mënoon naa nekk sa doom wala yow mënoon naa nekk yow boo ko xoolee nii du yoon war nga am sa kàddu war nga cee yëkkati donc encore une fois merci beaucoup pour le livre merci. Voilà. Rabi, do you have something to say? waaw ci affaire kii boobu. ci affaire first of all sax. congratulations man sax duma la congratuler. tu vois. parce que bi nga ko yàggee def dafa yàgg trop. xam nga damaa ngi nekkoon aussi au courant. ci bi nga koy def bi ñuy waxtaan ak tout ça donc sérieusement sa hard work. xalaat naa ne dina pay off one day incha allah taala. yàlla na si ñëpp jàpp nag na ñëpp jàpp na ñëpp jënd livre bi na ko ñëpp jënd. parce que ci cause bu baax rek lay dellu. ci cause bu am solo lay dellu. mooy cause taalibe yi ak foundation bi nga xam ne non seulement du taalibe yi rek mais foundation boo xam ne aussi. mi ngi jàppale xale yi nga xam ne ñi ngi bëgg a jàngi. te amuñu ku leen fayal. ñi nga xam ne dañu feebar mu leen dimbali ci ay ordonnance donc Family Bridge Foundation dafa yaatu. xam nga dafa yaatu donc. ku mën a participer nga jënd ci book bi wala nga participer online dem Family Bridge Foundation. .org nga donate. yooyu yëpp dafay nekk ci benn cause bi rek. macha allah donc yàlla na si yàlla jàpp ba mu dëgër ba nga yëg ko ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin donc Ben ñu ngi lay déglu ci plateau bi ci affaire immigration incha allah taala comme ça dinañ indi question yi lay doon. jërëjëf waaye Ben immigration comme li ma wax léegi rek. rëy na bari na ay domaine jaxasoo na metti na aussi ñu bari ñu ngi Sénégal xamuñu lan mooy immigration nañu génn rek mais xale yooyu nga xam ne ñoo nekk Sénégal nga xam ne seen maayin génn rek moo ci nekk ban message nga am pour ñoom pour commencer ñu commencer ci immigration bi. d'accord jërëjëf Binta
bon pour immigration man li ma ci xalaat mooy dans un premier temps xale yi lan moo leen di causé ba ñoom ñëpp ñu bëgg a immigrer par commencer par ñun lan moo ñu poussé woon ñun mi ñuy immigrer lan moo ñu taxoon a immigrer mais boo xoolee li ñuy taxoon a immigrer ñu nga xam ni par exemple def nañ ci dëkk bi par exemple presque plus de 20 ans jëm bientôt 25 ans pour être correct donc dans les années 80 wala 90 ñun mi ñuy génn ak peut-être xale yi li leen tax a génn léegi toujours c'est différent c'est toujours différent donc loolu c'est cette question pour man loolu ñu war a njëkk a posé mooy qu'est-ce qui pousse aux jeunes de vouloir quitter le pays la mooy les raisons parce que xale yi boobu bu njëkk ba y avait le mythe da nga bëgg a dem Europe parce que du Europe ñi nekk ñi image yi ñu lay wax ci Europe xam nga le mythe dafay da nga koy bëgg a découvrir xam nga donc mais léegi avec l'internet avec social media donc image le mythe là n'est pas tellement nekkul comme avant quoi donc mythu Amérique wala mythu Europe kooku booy léegi xaw nañ ko démystifier donc c'est pas ça donc lan mooy les vraies raisons loolu la ñu war a xool la plupart peut-être c'est des raisons il peut être des raisons volontaires comme involontaires parce que involontaire bu dee da nga dëkk boo xam si dafa nekk dëkku guerre c'est pas le cas c'est nous wala nga nekk dëkk boo xam si peut-être ay religion problème religion yooyu mën na tax ñoo xam si mën na immigrer mais ñun peut-être suñu problème au Sénégal peut-être mën naa ni problème économique la jeunes yi dañuy génn parce que ils se sentent pas yaakaar ni amuñu benn yaakaar ci seen gouvernement ci seen peuple que bëgg nañu tekki et puis dañuy gis seen moroom yi bon ñu jot a tukki ñoom ñoo fay ñëw am loo xam ne si xëy na dala yàgg wala saa mu gaaw wala mu yàgg mais ñoo fay ñëw def teraanga yoo xam si sagal seen i waajur yoo xam si ñoom tamit jom gi ñu am aussi moo leen di pousser parfois aussi il veut faire la même chose ñu bëri jom moo leen tax dañuy juddu gis bokk ci ay famille boo xam si dafa ndóo wala yeesaay sa famille sa du ndóo mën nga judd famille boo xam si aisé paa bi daan def lépp nga dem ma si biir paa bi mënatul wala yow sa volontairement nga bëggal sa bopp nga ni man damay dem dama bëgg ñafe ji parce que sa réew tamit peut-être offrir la opportunité bi nga xam ni yow mën nga fa toog am li nga bëgg donc loolu mooy peut-être parfois loo xam ne si mën na pousser yenn jeunes yi ñu bëgg immigrer mais léegi immigration dafa changé bokkul comme avant les portes étaient ouvertes am na dëkk yu bëri da ngay ñëw dugg parce que immigration aussi ñoom daf leen di arrangé pays host bi pays bi recevoir immigré yi moom am na ay temps immigration bi daf ko arrangé woon parce que jamono yooyu affaire industrie la woon donc nit ñi da ngay waay boo ñëwee léegi ñu lay profité di la fay salaire boo xam ne si européen wala américain bi du ko nangu donc ñoom dañ ci sur le plan économique pays bi nga xam ne moo doon recevoir immigré dans les années précédentes ñoom dañu daan profiter ci immigrants yi mais léegi liggéey yu bëri fu immigré doon def liggéey doole manœuvre léegi c'est électronique wala technologie bi dafa changé donc ñoom demande bi ñu amoon bi ñu soxla woon avance immigration bi xam ne daf la doon arrangé parce que ndax main d'œuvre bu yomb ñoom léegi machines yi ñooy def liggéey boobu comme machine yooyu doo ko fay benn yoon nga xëy defar installé ko et puis c'est fini donc boo gisee léegi ñoom ñuy repousser immigré yi léegi parce que soxlaatul tuñ leen ils n'en ont plus besoin moo tax boo gisee immigration bi métti léegi loolu moo tax parce que mais immigré yi ñiy gën par exemple volontairement ñi nga xam ne par exemple dañoo am xam-xam am nañu xaalis mais dañoo bëgg a génn parce que toujours dañoo bëgg a changer changement fi ñuy dëkk neexu leen si soit mën na nekk changement climatique ou bien dañoo bëgg a vivre plus à l'aise wala dañoo bëgg a dem dëkk boo xam si seen xam-xam danañu ko mën a valoriser yokk seen xam-xam ba pare ñu fay leen ci li ñu kii par exemple un docteur dans un pays du tiers monde bu ñëwee Amérique jàngaat mën na am 10 fois plus li mu doon am en Afrique donc loolu mooy ñi nga xam ni voilà ñoom ñoo choisir ni dañoo bëgg a génn parce que volontairement c'est pas parce qu'ils ont manqué de quelque chose wala ñu demee noonu. te ñooñu dañu préparer seen bopp. waaw dañoo préparer seen bopp waaw ñu dem waaw soit am nañu visa. oui am nañu xaalis. oui bu ñu ñëwee xam nañu. ni ñuy def voilà. mais immigration bi ñuy gis léegi par exemple. xale yi ndeysaan bëgg nañu génne ndax Sénégal dafa am jom.
sénégalais bëggul gis yaayam du souffrir bëggul gis papam di souffrir bëggul gis ay sëram di dem tru yenn yi ñun ñëpp Sénégal lañ dëkku jàmbaar la ay jàmbaar lañu ba nga xam ne xale yi daf leen di jaral ñu ne we will do anything in our power to live dañuy génn Sénégal dem moo tax ñuy jël gaal yi image yi may wax nii boo xoolee am na image yoo xam ne peut-être waa Sénégal duñu ko gis yaa ngi gis ci géej gi ay xale yoo xamante ne dañuy teer ci géej gi ñoom ñëpp dee des centaines ndeysaan ndax rek jom ji wuti rek pour mën a faj gàcce metti na ñun ñi nekk bitim réew daf ñuy metti dañuy nekk fii jooy ba suñu boppa yi di metti ndax image yooyu ñuy gis te waa Sénégal am na si ñoo xam ne duñu ko gis mais li ñuy wax mooy ne immigration bi changé na rules yi changé nañu immigré yi dañuy ñëw Amérique man Amérique laa mën a jël exemple mais fii li fi immigré yi def bu ñu ne woon tey dina immigré yi ñibbi Amérique est-ce que dina nekk ci sax Amérique it's not gonna happen parce que immigré yi ñoo fi nekk di nangu liggéey yi ñafe sonn ba seen bakken di lang waaw cheap labour dañ koy accepter parce que am na lu idea yu ñu andi fii yaa ngi wax sa famille yaa ngi war a yónnee sa famille chaque fin du mois lu ñu la jox da nga koy jël ba keraa ngay jàng peut-être ba am sa ay diplôme ou bien am sa ñafe ba am sa butigu bopp ou bien sa affaire bu bopp mais comme affaire yi léegi ni mu changé nii xale yi day need to listen il faut ñu xam ne ñu comparer affaire bi est-ce que jar na ko am jaru ko lan moo nekk Sénégal loo xam ne mën nañu ko utiliser du soxla ñuy génne di ñëw bitim réew parce que boo amul kayit ñëw bitim réew fu mel ni États-Unis boo amul kayit ñëw fi amul njariñ xale yi aussi bëgg nañ ñu dégg loolu boo amul kayit dugg États-Unis njariñ li du bari parce que mënoo liggéey xanaa liggéey clandestin waaw loolu nga fi mën a def fan ngay dëkk sénégalais yi nga fi xam mën nañ la bañ a mën a héberger parce que fii nekkul comme ay Sénégal nga xam ne kër yi dañoo yaatu mën nga sax fanaan si perron yi fii peut-être benn ne ngay am maa ñaari nekk pour sa njaboot xam nga te aussi xamuloo nit ki ñëw na si dëkk bi yenn saa yi sax nit ñi dañuy ñëw si dëkk bi sax duñu bëgg sénégalais yi gis leen ñuy souffrir yenn saa yi nga daje benn sénégalais boo xam ne homeless lay doon di fanaan si mbedd yi ngay xool nan nga koy jàppale mais yooyu yëpp nit ñi war nañ ko am fii nekkul comme Sénégal nga xam ne peut-être kayit xam nga dëkku sénégalais la nit ñi ils sont dañu am hospitalité benn bi fii hospitalité bi moom doon even think about it doon even think about it nit ñi ku nekk sa bopp nga tal moo tax li ñuy génne nañu xoolaat lan la dañu xoolaat raison yi xool xale yi bu ñuy génne naka la ñuy génnee si yani anam la ñuy génnee pour bañ a ñëw fii di tumuranke gis nga peut-être sax ci fànn boobu ci affaire immigration boobu ngay wax noonu xam nga ñu bari dañu am tendance boo nekkee fi Sénégal pare boo nekkee fi États-Unis parce que ñun États-Unis lañ mën a jox exemple parce que la ñu nekk xam nga donc Sénégal dañu am tendance yow boo nekkee fi États-Unis di leen wax ni leen balaa ngeen di ñëw na ngeen ko xoolaat dañuy def ne da nga soxor sax nag parce que dañuy defe ne dañ ñaan ok yow yaa ngi dem foofu toog naan ñu bu nu ñëw dañuy defe ne da nga soxor or que du loolu yow yaa ngi leen di éviter yow xedeeg yi nga dem yow xedeeg yi nga dem turu yow ba mën a am kayit yaa ngi leen di éviter loolu surtout que léegi sax ci moment bi ñu toll nii mu nekk moment bu difficile pour immigration parce que changé nañu loi yi gën nañ ko serré ba nga xamante ni léegi amnistie yi ñu daan def bàyyi nañ ko parce que dañu naan toog benn temps rek def amnistie daal ne boo ñu fi nekkoon pendant 5 ans wala 6 ans boo ko mënee prouver que liggéey nga ci benn farm pendant quelque temps boo ko prouver ñu jox la kayit mais loolu amnistie boobu amatul léegi asylum sax nit ñi dañ ci daan profité di am ay papier mais léegi asylum boobu sax léegi amatul boo ko seetee donc li fi nekk moom mooy boo fi ñëwee nga jéem a xool yan façon nga mën a def pour am kayit mais amul beneen façon fi mu nekk nii moo tax xale yi nga xam ne seen xale ngi nekk ci émigré nga xam ne ñu ngi ko bëgg a def au niveau des États-Unis topp su ñun fii la ñu nekk moom la ñu xam nañ ko xoolaat bu baax a baax balaa ñuy ñëw parce que sinon li ci nekk rek moom mooy da ngay ñëw fii soit nga nekk homeless ou bien nga nekk drogue dealer ñëw nekk di jaay ay drogue wala yooyu parce que am na ñoo xam ne loolu lañ fi nekk di recruter xam nga donc balaa ñuy génn Sénégal nañu xoolaat bu baax fi ñuy ñëw lan la fi ñuy teg seen tànk fii parce que fii nekk fi homeless yomb na trop nekk ci àll bi yomb na fi lool sax donc suñu mbokk yi nekk Sénégal ñi nga xam ne ñoo am ay doom ak xale yu góor yi xam naa ne bëgg nañu génn
pour def dara dimbali famille bi mais aussi da ngay xool aussi yow tam loo xam ne mën na nekk nga doog ko def mais c'est pas parce que ñun dañ fi nekk bañ kenn ñëw fi parce que ñun fii moomuñu ko donc niñ fi ñëwee noonu la ñëpp mën a ñëwee mais aussi bu fekkee mën nañu prévenir yenn métit yi ak yenn coono yi ñu prévenir ko wax ko moom moo gën moo tax ñuy wax li ñuy wax nii. wax Sénégal loolee mënti wax que ni leen doo leen génn duñ la diglu parce que comme li ngeen wax sànq rek dañu naan xëy na da ngaa soxor wala et puis ñoom même bu dul ko sa boobu sax ñoom dañu naan la fait que yow nga mën faa nekk yow di ci génn donc ñoom bu ñu ñëwee wala ñu ci mën a génn donc ñu ci bëri noonu lañ koy xalaatee ñoom dañu naan bon yow foo ko mën a ñafe war naa ko mën a ñafe mais parfois aussi dañuy fàtte ni nit ñi bokkuñu xam nga nit ki ku nekk ak sa destin kii mën na jaar fii réussir ci yow ça veut pas dire automatiquement yow boo fa jaaree da nga fay réussir donc ku nekk ak yow sa destin donc mais loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel Amérique aussi nekkul dëkk boo xam ne si léegi clandestinement mën nga cee dugg wala Sénégal yi fi dugg par voie clandestin aussi bëriwul ñoom ay côté boobu Europe moo ko ñoom ñoo gën a am problème boobu maanaam xale yi dee si Méditerranée bi yooyu Europe la c'est pas au niveau des États-Unis moom visa moo la fiy dugal donc pour xale yi ñëw fi moom man côté boobu du waruma ci waa Sénégal man ñi may wari mooy ñii ji ma jaar si par voie terrestre ñii ji ma jaar ay Libye ay Irak ñooñu di dee ñooñu man laay moo tax may wax ma si immigration jamono yi ñu toll nii parce que Amérique moom ku dem ba ñu jox le visa la plupart 5 ans wala 10 ans lañ lay jox que la plupart boo ñëwee am nga fi mbokk xëy na mbokk gi mën nga ko fekk ci situation boo xam si xëy na mënul laa dimbali mais ak nu mu mën demee man pour man moo tenewul ma léegi par exemple ñi bëgg a dem Europe di ko jaaree si géej gi ñooñu man pour man côté boobu la ñu war a fexe ma décourager xale yi ñu war fa jaar parce que yaakaar naa suñu gouvernement bu ñu toogee ma dégg ñu ni ku ñuul ñi ngay defaat jaam te ñoom provenance wuñ ci yaakaar naa loolu ñoom defuñu seen liggéey wala soit defuñu seen liggéey wala donc ñoom maanaam they don't care ñu about doomu Sénégal parce que ñoom seen doom wala ku leen jege du fa jaar xam nga parce que loolu mooy problème ndax ñoom am nañ yërmande si xale yi moo tax ma ni sànq xale yi commencement ma ni la mooy causé xale yi ma xale yi di génn parce que génn bi boo demee may génn yow yaa ngi tàggu sa yaay tàggu say waajur sa papa mu tàllal nga tàllal loxo mu ñaan nga xool gis say rak say mag nga doon ngay dox gis sa koñ nga yaa ngi koy wan ginnaaw dala leerul la yow fii da nga fi ñëwaat rien n'est même booy jël avion bi di ñëw sax non mais moom moo am c'est la vérité loolu moo am xam nga booy génn dara leerul yow chaque fois booy tàggu seen waajur bu yóbboo nga jël avion bu yóbboo nga jël si mbedd suuf bi dara leerul lu nii yow da nga dellu si waat loolu rek déjà rek amul lu ko gën a naqari lu ko gën a metti sa yaay di la xool da nga ñoom di tuuru parce que moom tamit mi ngi naan ndax sama doom ji dinaa gisaat dégg waxu ko mais yéen da ngeen xam nga c'est complice c'est des images complices yoo xam ne da nga koy share yow ak say waajur xam nga loolu rek déjà méthode la donc képp kiy génn Sénégal man pour man na nga préparer psychologiquement na nga préparer sa bopp si loolu il faut être fort c'est pas seulement ay affaire de muscle wala naa man góor la non psychologiquement da ngay il faut nga dem si loo xam ne xamuloo ko xamuloo fi ñun ñëpp dañuy ñëw fii wéetaay bi may wax boo ne salaamaaleykum États-Unis rek xam nga gisuloo kenn gisoo ndey gisoo baay gisoo frère gisoo sœur yow rek la probable am na ñoo xam ne ak seen jëkkër bu dee góor ñi am na ñoo xam ne amaguñu jabar ñoom kese di tergiverser di dem jàng di jéem foofu la ñuy jàngee lu bari li tax ñu dëgër nii xam nga suñu mentalité changé suñu lu bari changé c'est parce que tout simplement fi ñu jaar la xam nga fi ñu jaar la mais comme li nga wax li ñuy gis nekkul ñi nekk États-Unis li ñuy gis ci télévision bi yu ñaaw ak ñu ñuy torturé di say xale yi kooku Europe la ñu ci bari Europe la ak yeneen dëkku kii arab yenn somme dëkku arab yi sax baax na ok si ñooñu si lañu gën a xalaate te xale yi fi mu nekk ni ñoom it doesn't matter ñoom nañu génn Sénégal rek
maintenant loolu mooy moo voilà c'est ça le problème léegi nag comme ñoom dem nañu ma toll foofu man léegi ñoom génn jaar si mbedd bi désert bi am image yooyu xale yi ñu ngi koy gis internet bi léegi dala rawatul kenn xale yi ñu ngi koy gis de tous mi Sénégal amul luy xew si àdduna bi lu leen rëcc amuñu ko gisuñu ko moo tax ma la bu dee ñoom dañoo dem ma war a saraxe seen bakkan rien que pour réussir c'est ça foofu la ñu war a taxaw laajte la mooy pousser xale yi à ce point pour man loolu mooy wax ci nañu xool lan lu tax parce que gouvernement loolu lay jariñ les non leaders ñoom nañu toog xool ñoom lan mooy parce que li tax ñu fal leen aussi mooy ñoom loolu aussi bokk na ci l'emploi des jeunes ñu gëstu xale yi parce que ñoom ñëpp ils étaient jeunes avant ñoom ñëpp am nañu doom wala mbokk boo xam ne si xam nañu jaar na si traversée du désert la jaar pour dugg Europe wala dee si àll bi donc bu dee ñoom loolu naqari na leen ñoom nañu indi condition yoo xam ne si parce que on peut pas vivre dans un pays boo xam ne si sous-sol bi ñu ngi naan zircon or ay pétrole yooyu yëpp ma léegi ñun suñuy doom di daaj loolu donc ñun suñuy zircon bi nga xam ne moom la ñuy produire pour le moment or bi ñuy produire bon pétrole bi tax gu ñuy wax mais ñoom la ñuy créer si revenu yooyu loo xam ne si mooy tax xale yi toog boo demee côté bi ñuy exploiter l'or Kédougou côté yooyu mais côté yooyu ñu fa la immigration bi gën a bëri ñoom ñoo la dàq voyage ñoom ñoo la dàq immigré si àdduna bi donc ça veut dire que bien que ñi ngi ñëw seen sous-sol dafa exploiter loo xam ne si xaalis bi dul jeex la mais amuñ sa benn condition bu ñu fa créer loo xam ne si loo xam ne si mën na tax xale yi tamit toog foofu si réew ma. ok am nañu benn guest bu dugg si léegi DJ Malick moom nam nañ la yaa ngi Sénégal rek toog ñu ngi lay déglu. tur bi sax laa bëggoon nëmb ngeen jiitu ma wax ma. DJ nam nañ la naka Sénégal. waaw maa ngi nii rek Sénégal maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu benn prési. ak tonton Jawar. jaajëf. ak waa sunu Kër FM toute l'équipe de sunu Kër FM tous les fidèles auditeurs di leen nuyu. ñoo leen gën a nam nag. mais dama dugg léegi nii gis ngeen di wax lu intéressant muy suma jubul affaire est-ce que mën ngeen ma rafraîchir kii bi wax lañ ma sujet bi parce que dégg naa ci tuuti quoi avant may dugg. waaw tey jii si affaire immigration la ñuy wax lan mooy pousser xale yi ñu bëgg a génne Sénégal par force no matter what yow DJ Malick nekkoon nga Los Angeles right waaw léegi yaa ngi delluwaat foofu Sénégal tu es un exemple boo xam ne yow man nga sujet bi ñuy wax nii vraiment am nga si aussi expérience. waaw. allo waa dégg nga ñu. waaw maa ne dafa daggoon nga ne. voilà ma ne ñu ngi tey jii suñu waxtaan bi mooy si problème mu immigration. Sénégal par exemple xale yi nga xam ne ñoom no matter what bëgg nañu génne yoon bu ñu mënti jaar bëgg nañu génne Sénégal pour dem bitim réew. parce que gisuñu dara au niveau du Sénégal pour ñoom amul dara lu set Sénégal loo xam ne mën na leen a téye Sénégal. waaw. loolu de moom dana sawar wax parce que boo xoolee dund naa fii. dund naa foofu. donc am naa expérience I would say on both sides. you know mais boo xoolee tamit immigré yi nekk foofu. benn instant dañuy pousser jeunes yi. ci ñu dugg ci loo xam ni. day tax ñu dugg ci ay gaal comme le président wax léegi nii. parce que da ngay sa benn morom koo xam ni yow da nga par exemple benn DJ Malick jàng ba yéeg diplôme yi. dajale ay master yu dul jeex teg. nga gis koo xam ni moo la gënoon a nul école entrée en sixième sax amu ko diplôme bi. mu jaar yoonu suuf dem Europe taf mi ngi ci ay oto ay kii di photo di dugal donc ku nekk Sénégal day nekk yow man de kii maa gën jàng foofu maa gën lii xaar dinaa def kenn lay kattan pour ne bu may dugg ci gaal sax. man je n'ai rien à perdre damay dem. parce que dëkk bi tamit métti na métti boo xam ni di nga gis ku toog 1 mois. di wut 500 francs wala 1000 francs du ko am man loolu seere naa ko. du lu ma nit nettali. du lu ma nit di wax ni dama ko fekkee di ko gis di ko dund di ko bon pas di ko dund mais di ko gis quoi. donc je pense que jeunes yi fii dañu war a gën a di yeewu xam ni que bitim réew amul dara mais bon koo ne bitim réew amul dara fii Sénégal dañ naan yow da ngay iñaan wala dem nga ba ñëw am nga li ngay am ñi am dugg ni fii ne fii c'est ñi nekk foofu tamit
il faut que ñi di wax seeni frères yi seeni sœurs yi seen tantes yi ak ñoo ñi bëgg dem expliquer leen ni ko fii lii ak nii la demee au lieu que ngay ñëw Sénégal vacances ci 2 semaines indaale xaalis boo xam ni loolu neex ngay def di passer loolu ku ko gis boo demee man sama frère bu ko defee dem man dinaa def sama kéem lay kattan dem man tamit parce que lim ma won rek mooy foofu àjjana la da ngay dox rek di witti xaalis bi ci garab yi loolu la ko wan parce que ñëw na fi 2 semaines boo xam ne indi na benn $3,000 loué oto sol daal yu bees yére boo sol doo ko solaat voilà quoi you know donc loolu tamit mi ngi ci te tamit jeunes yi fii Sénégal dañu war a commencer di créer seen bopp ay affaire parce que koo gis dafay liggéey denc ay diplôme toog ne damay xaar gouvernement mu wutal ma liggéey gouvernement kenn ko xaar ci liggéey gouvernement xaar ci dara amul Macky Sall amul Obama amul Trump amul dara you know, you get up and do what you have to do. No matter how you do it. I mean, I'm not telling anybody nga dem sàcc wala jaay yamba wala leneen. Waaye you gotta find your way. You could never run out of options. That is true. Option moom du mës a jeex. du mës a jeex we have the choices. yow yaay xool parce que tamit dañuy Sénégal koo xam day wax dëkk bi dafa metti lekkuñu naan ñu. mais boo xoolee iPhone X bii nii génn a couple of days ago. su ma jumul am na 2 jours xaw ma 24 heures mais gars yi ñu ngi koy téye Sénégal man gis naa ko am téye na Facebook yu bëri téye ko Facebook di wane naan iPhone X mi ngi nii te jour bu mu génnee la ko téye te kooku fi ne nii bu ma ko nay jox ma 100,000 francs du ko génne boo demee seen kër nga xool situation seen kër duñ ko génne xale yu jigéen yi ñi ngi téye téléphone yoo xam ne yu dul jeex boo wax ñu ne dëkk bi amul liggéey la ñuy jëlee xaalis donc dafa am lu bëri loo xam ne liñ ci suuf loo xam fi ne nii su ma ko waxoon njawar laay bañ a wàccee rajo bi rek waaye fi ne nii def naa ni liñ fi xam ci dëkk bi suñ ko waxee fi ne nii rajo bi defe naa émission bi day jeex. mais bon c'était pour participer xam nga indi quelques idées indi quelques kii yi ma xam parce que. dafa dama dugg rek tombé gis live bi nii mu nekk vraiment sujet boo xam ni ça touche tout le Sénégal ça touche tous les jeunes. ça touche je dirais tous les immigrés partout à travers le monde. donc voilà il fallait que ma mënu woon ñàkk ma dugg wax ci quoi. DJ Malick thank you so much mais ñu ngi lay gis aussi yow au niveau du Sénégal liggéey bu rafet bi ngay liggéey. xam nga yow yaa ngi jógee États-Unis nga dem ba Sénégal nga gis lu jaaduwul muy mbalit yi nekk ci mbedd mi. I think it's just a thing of mentality. suñu mentalité moo war a changer. dëgg la de loolu day maa ngi ko doon wax keroog ci benn kii émission télé defe naa dernier interview bu ma def. gars yi di wax pourquoi yow nga ñëw naan Sénégalais yi dañuy indi si mais il faut appeler le chat par le chat. nit ku yarwul lañ la mën a wax. bu dee da nga génn ci biti gis muus buy dox mënoo ko wooyee leneen lu dul muus. mënoo ko ne xaj ndax muus la. donc voilà gars yi il faut que ñu changer seen mental parce que comme li may wax rek tout le temps lépp di delloo ci gouvernement bi dëkk bi ci rek na gouvernement bi liggéeyuñu ministre liggéeyuñu mais ça commence par nous-mêmes. you know changement ça commence par nous-mêmes muy dëkk suñu dëkk bu ñu bëggee bu développer muy bu ñu bëggee ñun suñu bopp développer en tant que personne individuelle fii ci dëkk bi wala ñoo xam bitim réew lañ nekk il faut que mentalité changer et que ça commence par nous-mêmes mais bon duma guddal duma jël seen temps naa continuer di watch the live video on Facebook and I wish you guys good luck. Thank you so much DJ Malick thank you dinañ dellu siwaat si yow léegi ñoo ngi jël pause bu ñu jëlee pause incha allah dellu siwaat ak Ben Fall talk about immigration thank you. dégloo di sunu kër FM seeni kër laa man dégloo di sunu kër FM seeni kër laa ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man
gaa ñi déglooti sunu kër FM sunu rajo la voilà jërë ngeen jëf dellu siwaat nañu ci WACP fii ci sunu kër FM la première radio africaine à Los Angeles di remercier Njawar ci production bi suñu gan tey nag mooy Ben Fall di wax ak Ben ci immigration bi suñu co-host bi aussi mu ngi ci ligne bi ñun ñëpp ñu bëgg andi suñuy idée tey ci mbirum immigration ndax doy na waar sensible na jot naa wax waaw lépp nag di xamle rek bokk suñuy idée ñoo ngi remercier DJ Malick vraiment ci participation am na solo li tax mu am solo mooy DJ Malick fii la nekkoon ak ñun fii ci Los Angeles jekki mu dellu Sénégal it's just about your choice li nga choisir sa àddina rek loolu rek la nee nañu life amul benn purpose yow yaay jox life purpose yow yaay jox life sa objectif nga doxalee ko noonu donc it's a matter of choice ñu dellu soo tax Ben ci xale yi ak immigration bi Ben. jërëjëf Binta jërëjëf aussi DJ Malick Malick aussi même chose li Binta wax jërëjëf félicité ci sa liggéey bi ngay def bi Sénégal Dakar en particulier gis nañu aussi sa page Facebook luttons contre l'indiscipline des Sénégalais gis nañu vidéo yi ngay dugal toujours donc loolu lépp yow yaa ngay xeex affaire bi ci sa manière bi nga xam ni yow moom nga disponible pour def ko donc di la ci jàppale di la ci félicité bi et puis di ñaan aussi message bi jàll pour revenir ci immigration aussi comme li nga wax aussi sànq aussi Sénégal aussi dañoo bëri ñu bëri ñu ngi génn alors que am na loo xam si bu ñu toogoon Sénégal mën nañu ko faa def parce que il n'y a pas de sot métier li ngay bañ a def Sénégal ñi Guinéen bi di ñëwee Sénégal di ko def nga xëy saboté bon waxuma Guinéen toujours pour saboté wala Malien bi wala beneen nationalité noonu yow mi di ko toog di ko saboté yow boo génnee dem dëkk tubaab yi boo def naa da nga def lu ko yées dëgg la da nga def lu ko yées donc il y a pas de sot métier xam nga ñun man mi may génn Sénégal à l'âge de 18 ans que loolu tamit lu tax ma koy wax mooy la plupart d'entre nous li ñuy génn sans métier loolu tamit erreur la dëgg la parce que booy génn ni man étudiant la wala élève la wala jàng naa loolu ça ne veut rien dire wala am naa bac loolu du la boo génnee bitim réew xamal ni yaa ki nga xam ni jàngul amul métier yenn yam mais ki am jàngul ko am métier moo la tane dama yokk foofu dara soo jàngee au niveau du Sénégal nga ñëw États-Unis diplôme bi c'est en français soo fii anglais la loolu dal na ma sama doom boo ñëwee bu fekkee da nga doon def bac au niveau du Sénégal mbaa nga am sa bac bëgg ñëw fi boo ñëwee fii di nga delluwaat 2 years down dinañ la delloowaat beneen 2 ans maanaam bu fekkee da nga nekkoon di def bac sa dernière année bac boo dellusee di nga demaat lan la ñuy wax seconde waaw pour anglais bi donc nañu sóoraale loolu même booy jàng aussi boo ñëwee fii dañu am seen own système et puis ça même jàng bi sax jàng bi fii dëkk bi dafa tool boo jàngee loo xam ne si boo ñëwee fii amul market fu lu même chose dëgg la même chose man pour man li gën a wóor ci un immigrant mooy nga am métier nga am métier métier yi gars yi di xeeb menuisier électricien mécanicien plombier ñooñu fii c'est comme être un docteur xaalis bu leer nañ la boo demee boo fa duggee fii boo demee jàngaat tuuti rek ma dégg anglais bi rek da nga fi liggéey loo xam si immigré du ko mën a mais da ngay génn Sénégal doo am benn métier doo am benn qualification professionnelle ñu tout juste man jàng naa rek jàng mais bu jàng mais fii boo ñëwee ñoo daax jàng ñoo fi nekk métier la ñu soxla métier la gars yi gën a soxla il faut nga am benn qualification professionnelle bu dee da ngaa dem da ngaa opté pour immigration donc na nga dem nga am métier boo xam si yow da nga koy mën donc loolu nekk na loo xam si pour ñi nga xam dañoo opté pour immigration parce que immigration maa laa yow mi diini moom dala mos a am nit ñi moom ils vont toujours immigrer donc ne nañu mën a fexe ma immigration illégale bi wala immigration bi nga xam ne dafa dangereux ne nañu mën a xoolee ne nañ ko mën a réduire man pour man loolu ñu ci loolu lañu war a focus xam nga aussi parce que adduna bi tamit li tax xale yi di immigrer di ko di bitim réew man côté boobu suñu gouvernement côté boobu man laa leen di ñaaxee
ñoom nañu fexe système d'éducation yi nañ ko changé préparer xale yi ma xam ni même bu ñu demee nga xam ne immigration mënu ñàkk bu ñu génnee ñoom dinañu préparer sur le plan éducationnel ñoom mën a face maanaam le monde moderne xam nga indien bi bu ñëwee Amérique du am benn problème bu am liggéey parce que ñoom ñëpp c'est des surdoués en électronique mais Sénégalais bi bu ñëwee fii am day am problème il est calé donc il faut ñu fexe boo demee Silicon Valley ñoom ñu ko bëri waaw ñoom ñëpp nekk di toucher presque ay xaafu million waaw électronique donc dañuy jàngal ci njàng yooyu mais am na njàng mi système dañu ko la xoolaat dañu di perdre suñu temps di ñu sonal ci ay bagages yoo xam ne si amul lu ñu benn njariñ xam nga sur mën la que à l'avenir ça perd ngay réciter rek di dem nekk foofu di neexal tubaab bi rek lañ fay neexal ma nekk di réciter ay leçons rek di dem amul lu ñu benn dañu il faut qu'on soit un peu plus pratique dañu pratique xam nga parce que àdduna bi loolu mooy tax foo mën a dem nga mën fa dafa changé xam nga Sénégal benn li nga xam ne moom lañu war a def man ci sama xalaat moom mooy def ay vocational schools comme fii par exemple fii ni ñu amee ay vocational schools am ay ni ñu amee ay par exemple ay technical college xam nga am ay community college bañu am benn université rek wala ñaar wala ñett xale yem fa di jàng pédagogie di jàng ay kii vocational schools ak technical schools ñoom ñooy génne traite yi ngeen doon wax sànq plombier mécanicien yi contracteur yooyu Sénégal amuñu ay école amuñu école loolu dëgg la xam nga te boo génnee comme li ñu waxoon sànq rek boo génnee jóge ci système français bi ba ñëw ci système anglais bi di nga delluwaat carrément ginnaaw dëgg la wala defaat ay cours yu bari defaat ay prérequisites pour mën a am rek pour mën a am niveau bi rek pour dem il faut nga am ay prérequisites ba pare nag léegi nag doog a jàng bi doog a ñëw nag pour nga def nag ay pour nga mën ci am benn certificat wala dara donc loolu daf lay tardeel complètement dëgg la parce que man mii sama bopp am naa ci benn exemple boo xam ne bi may ñëw fii États-Unis mën indaale sama benn doom boo xam ne amoon na 9 ans mënu ma koon indaale fii parce que su ma këndee fii mu delluwaat ginnaaw encore yàq jàngam loolu moo taxoon ma bàyyi ko Sénégal donc ay technical schools lañu war a am jàngal xale yi métier métier la jàng construction ñi nga xam par exemple dañu nekk fii construction worker yi nekk ci tali yi xam nga di liggéey site work yi ak yooyu mais xaalis dëgg ngay am mais problème bi ci nekk mooy il faut nga jàng ko d'abord xam nga donc ku jóge Sénégal comme li Ben wax nii jóge Sénégal ak métier moo ëpp avantage foofu jóge Sénégal ak ay diplôme foofu sax dëgg la foofu parce que léegi da ngay ñëw fi rek directement bu la yàlla dimbalee da ngay daal di am liggéey xam nga lan moo lay kari tuuti mooy langage bi te boo ci yàggee di ko làkk di dégg nit ñi di làkk rek bu yàggee itam nga commencé làkk donc métier dafa baax ci dëkk waaw métier dafa baax ci dëkk jàngale ay métier dafa baax ci dëkk parce que boo ko seetee métier ci li yor réew tam ci la bokk tu vois donc ubbi ay technical school Sénégal dafa jot dëkk boo dem ci àddina am nañ ay technical school pays européens yëpp ñoom fi la technical school fekk baax donc Sénégal bu ñu bëggee dimbali jeunesse bi bu ñu bëggee réel dimbali jeunesse bi nga xam ne dañu nekk di dugg ci gaal yi di dee di xaru nañ leen jàngal métier parce que du ñëpp ñoo destiné pour dem du ñëpp la yàlla destiné pour ñu dem jàng am ay diplôme am na ñoo xam ne yàlla joxu leen loolu yàlla mi ngi leen jox ci loxo ci liggéey ci loxo métier tu vois donc ñooñu bu fekkoon am nañu ay système éducatif boo xam ne prévoir nañu yooyu parents yi gis seen doom xam ni sama doom ji de vraiment bëgg naa mu dem ci jàngi école mais gis naa ni li métier bi ci la ko yàlla gën a jox ma yóbbu ko ci école ma yóbbu ko ci technical school boobu mu dem jàngi trade dem jàngi plombier wala mu dem jàngi whatever li mu bëgg a nekk mu nekk ko tu vois dëgg la donc loolu la ñu war a bu ñu bëggee xaw a solve tuuti problème immigration pour mën a solve problème yi xale yi di dee ci géej gi wala xale yi dem Europe nekk ci drogue bi ñu jàpp leen ñuy soit nga dee ou bien ñu dugal leen prison nañu ubbi ay école technical school pour xale yi jàngi métier parce que du xale yépp ñoo mën a réussir ci école
jërëjëf Fabi. foofu la solution wu. immigration foofu lay commencé ci suñu dëkk. dëgg la is part of the solution. foofu la ñuy commencé. is part of the solution dëgg la moom fi mu nekk nii problème bi mooy vraiment am nañu idée yi de mais am na yoo xam ne nag nit ñi mënuñu ko def gouvernement yi il faut mu dugal loo xam gouvernement yi il faut ñu xalaat ne la jeunesse sénégalaise ñooy yor Sénégal ëllëg bëgguloo nit jóge dëkkam ñëw di yor Sénégal nee naa Sénégal ku fa ñëw te dëkkuloo fa sa intérêt moo la fa andi booy def sa dëkk ngay xalaat mais xale yi nga xam ne ñooy les futurs leaders du Sénégal nañ leen dimbali ñu jàngal leen lu am njariñ njàng mi ñuy jàng mais yow da ngay ñëw bitim réew jàng bi nga jàngoon da ngay teg à côté doo ko utiliser bon lan moo tax ñu war a tardel suñu ay doom si ay jàng ay réciter ay leçons ay def yoo xamante ne yi amaluñu njariñ mais est-ce que Sénégal système bi fa nekk est-ce que suñu système la est-ce que système boobu dina avancer suñu njaboot yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne war nañ si xalaat Ben what do you think. léegi si maanaam li indi par exemple manque de profession yooyu école technique yooyu li ko waral mooy aussi ñun suñu biir Sénégal yi dañoo rëy. parce que boo xoolee suñu culture Sénégal. mécanicien bi dañ ko néewal. dañ ko tuutal maanaam tey jii sa doom bu ko am mécanicien bëggoon bu la nee mécanicien la nga ne ko yow mécanicien yow de dañoo bët. bu dee def ñëw ñu ne menuisier la da nga koy tuuteel. ni ma ci dëgg. alors que corps yooyu dafa nekk ay métiers yoo xam ne si moom moo def ànd ak jamono par exemple bu dee jeunesse bi dañu ni léegi Sénégal émergent. ça veut dire que ay infrastructure da la fa bëri. dañu tabax ay building dañu tabax ay pont ay chaussée ay route yooyu yëpp da la fa am. mais loolu comme wax léegi ñu ngi ñëw di jëli chinois yi ñu koy defar. bu fa technologie bi nekkoon à gogo depuis des années kon bi ñu jël benn étranger bi ñëw dañu def suñu liggéey yooyu. déedéet. parce que dooni ba Sénégal il y a pas des ingénieurs. am na fa moom am na fa donc lépp rek mooy léegi c'est nous qui perd. mooy si manque d'école yooyu parce que dañoo jël yenn corps yi yenn métiers yi tuutal ko maanaam indi ci yenn genre complexe d'infériorité ma nga xam ni même sa doom sa léegi yow bëggoo su mu def ko. dëgg la. yow sa doom yaa ngi koy jéem a pousser mu nekk ingénieur wala docteur alors que boo def naa sa doom maa ngi moom a yem mënuñoo loolu lépp mënuñoo nekk. maa mu yore cravate am rek dem sa office ba toog gàddu cartable am dem sa office ba toog ñàkk a xam rek. alors que fii un contracteur mooy ñi ñoo la ñu leen di wooyee. fii ñooy may mani ñoom ñoo fi am kër yu baax yi. yore xaalis ñooy may mani liggéey ay millions de dollars yëpp parce que ñoom parce que fii dëkk bu ñuy avancé. il faut nit ñi tabax. bu nit ñi di tabax mais ñoo war a defar tabax bi. dëgg yàlla. il faut des entrepreneurs il faut des ouvriers. architectes ingénieurs yëpp. te pourtant am nañu ko Sénégal. mi ngoog na am nañ ko Sénégal mais lu tax ñuy war a dem di ko àbbi bitim réew. mais ouvrier sénégalais par exemple boo demee si sous région bi. ay Guinée ay Côte d'Ivoire yooyu yëpp maçon yeeg ouvrier yi ña nga fa fees dal yëpp c'est des sénégalais. ñi fa kuy ivoirien wala Guinéen bu bëgg a tabax këram gu baax sénégalais ouvrier sénégalais lay wut. donc mais gouvernement bi moo ci poussewul par exemple la jeunesse. si affaire boobu. xam nga yow ubbi ay école des centres de formation professionnelle yoo xam si day nekk da ngay am sa brevet. dem dugg foofu spécialisé wu pour loolu. nga ne boo amee sa BFM la wala ngay dem def ay formation bac ay yooyu. nga ni mënoo ko afford radio boobu mën nga dem jàngi sa 2 ans. am qualification professionnelle boo xam si boo demee léegi liggéey dañ lay fay. comme ni ñu la war a fayee. loolu bu ñu ko defee loolu lépp dina wàññi si solution yi nga xam ni peut-être yaakaar naa mën na. dina wàññi immigration dina ko wàññi moom parce que Sénégal foo tourné nit ñaa ngi tabax. dëgg la foo tourné man bi ma nekkee jeune man je me rappelle parfois laa sama boy nee na man à l'âge de 18 ans man avant may génn Sénégal mais man vacances dama daan dem di journalier. ñu may fay journée 2000 francs. 1500 may yenn suuf ak bureet ak jaxase ciment loolu ñu ma doon def loolu. xam nga mais mi ma demee Côte d'Ivoire pour dire y a pas de sot métier mi ma demee Côte d'Ivoire en 86. port de pêche San Pedro ñun fa la ñu nekkoon on grattait les poissons gratteur de poissons la ñu fa doon liggéey di waas jën ñu ñuy fay. xoolal loolu rek. amul ka bu doon Sénégal la boo ma nee demal marché bee di waas jën ñu lay fay. histoire du ma ko def. ma ne mu nekk histoire. ka booy boo ko wax mu la du ma fa jaar. te boo demee bitim réew di nga ko def. di nga ko def tey ji yow immigré li fi muy jaar yépp am na ñu nekk Sénégal di la boo leen mayul 10 000 francs ñu mere la que yow fi nga jaar boo leen fa waxee duñu fa nangoo jaar. donc complexe d'infériorité boobu il faut que léegi ñun ñu dindi ko suñu mentalité léegi xale bu jigéen bi bu jigee ci village bi vacances jot mu ñëw en grande ville mbindaanu
am ci benn 50 000 francs dem jënd ay kayam. di wóor benn sëram di sol ay daal caraxam di jàngi bu demee classe ñu koy saboté. mais pourtant ñooñu ne ñooy xëy suba nekk ingénieur yi ak docteur yi. jom ji. parce que ñoom ñëpp il faut mooy góol il faut que dans la vie il faut nga benn góol. mais bul lépp rek mënul xëy suba. mënta nekk du xëy sotti il faut nga am góol. ñi ngeen gis ñëpp ñoo nekk ay milliardaires. ñu xëy suba yooyu seen oto yi rafet fi ñoom ñëpp daam fu ñu jaar. dafa am fu ñu jaar de. daam fu ñu jaar c'est que nit ñi yow da ngay judd tey. gis waa ji kër gi rafet. wala tout nga ni waa ji man. fekk na am na fu mu jaar. mais waa ji boo doon man la jaay na puso jaay na cuuraay. bitigu mbagg na yanoo ay saaku def na ko nekk def na ko. mooy góol bi ñuy wax. ut am leen seen góol. xëy na ñooñu pas yooyu seen i doom mënuñoo judd si bagage yooyu. gis alal gi ñoom bon il en profite. mais seen papa. am na fu mu jaar. il faut jaar-jaar bi am jaar-jaar. waaw réussite moom pour mu am il faut nga am jaar-jaar. dara xëyul sotti. fii même au niveau de l'immigration même gars yi ñuy gis ñi tabax kër. Sénégal. dem jógee bitim réew dem Sénégal taw fa kër. wala nga investir fa. naa leen bu dee da nga ko teg si yoon si liggéey. ma nga ñaq ko. dem Sénégal réaliser ko tu le mérite parce que immigration fii. li tax nga mën a dajale mooy nga wàññi say bëgg-bëgg. loolu mooy définition xoslu mooy nga wàññi sa bëgg-bëgg. parce que ñun bu ñu nekkoon Amérique bëgg dund comme ni américains yi di dundee du ñu yónni Sénégal $100 par weer. dëgg la moom mënuñu ko. dëgg la moom bu doon dañuy ñëw fii booy jënd oto da ngay jënd oto bu am 10 ans. parce que boo jëndee oto bu bees paiement yi boo ko fayee bu fenn jotee doo mën a envoyer sa yaay xaalis. da ngay dem xool koñ boo xam ne si fa la rent yi gën a yombee mais sécurité bi aussi fa la gën a manqué. nga dem dëkk foofu pour lan nga mën a économiser ay xaalis. mën a dimbali ñi nga war a dimbali. parce que yow li ngay am dafa yem si yow képp. da ngay sol sa benn jéem dëkkat sol pendant 6 mois. demoo cinéma. demoo club toppoo si yu la belle vie yi ñu mën gars yi si télé bi tax ñëpp di bëgg fee ñëw. yow loolu yaa ngi Sénégal ñi ci bëri yaa ngi ñoom ngeen ci yem. wala de temps en temps nga xëy dund ñëw toogaat delluwaat si sa solaa sa mbubu xoslu man. loolu moo mën a tax boo amee juróomi dërëm nga mën a jot ñett. bu yàggee nga mën a am dara nga yóbbu ko Sénégal def ci dara. mais bu dee loo am yàqu ko yaa ki nekk Sénégal yéen a yem. loolu la nit ñi tamit comprendre lul. je donne un exemple dama dem Sénégal benn jour jël benn taxi. loué un taxi mu yóbbu Thiès. rush hours heure trafic ay 5 heures taxi bi ni ma 15 000 francs. boobu yàgg na tuuti quoi temps yi man Thiès Dakar 10 000 laa la fay. waa ji ni booy bi ni ma 15 000 francs. maa ko da nga may déposer Thiès ba ñëw. allez simple booy bi ni ma 15 000 francs. maa ko d'accord on y va. léegi que retour bi day jëlaat client. ñuy dem ba si yoon yi may waxtaan booy man ko booy ñaata ngay verser par jour. mënuma 10 000 francs. maa ko da nga am 10 000 francs par jour mu mën lu ko ëpp. maa ko la mooy lu ko ëpp mu ma yeesaa ma verser am sama 10 000 yeesaa ma verser am 5 000. extra. man maa ko fay 15 000 10 000 la wala verser que liggéey na ma boobu il est presque 5 heures. au Dakar donc ça veut dire que li mu jot a liggéey si suba gi yëpp. moo ko moom man li ma koy fay dala ci yow dala ma yóbbu Thiès. am na 5 000 francs bi mu jënd ci essence. moo ko moom non léegi noonu ñëw 10 000 mu verser ko. que buy ñëw dala jëlaat ay clients si yoon yi indaale leen. donc journée bi jeexagul. donc mu kon pour dëggal moom li mu wax kon loolu mën na nekk. léegi man ko booyee man ko est-ce que xam nga boo mënee jenc 10 000 francs par jour. pendant 1 mois ñaata la. mënuma calcul moo ko dee man ko 10 000 francs pendant 30 jours mooy 300 000. mënuma waaw man ko 300 000 pendant 10 mois mooy 3 millions. man ko donc pendant 1 an mooy 3 millions 600. man ko boo ko defee 10 ans mooy 36 millions. man ko nit nekk na États-Unis dafa 15 ans ñëw Sénégal yorul 5 millions yu mat. yorul 5 millions yu mat. ah liggéey am na fa de fa dëgg yàlla. maanaam il faut nga wàññi say bëgg-bëgg. bàyyi bëgg bay bu pare ta seef. seef denc bàyyi yàq ni. man ko bu dee yow girée nga. man ko boo dajalee 10 000 francs pendant 1 an jënd si taxi bopp. that's true. dootoo liggéeyal kenn. that is true 10 000 francs yooyu di dugg si yow. mais dañ koy xeeb. et puis organisation bi aussi. mooy li ma wax dañ koy xeeb. parce que pour yow 10 000 francs yooyu je préfère nga dem lekk ci 5 000 francs dibi. ànd ci sa benn copine wala whatever nañ teg ci cain whatever may ko mu jënd ci diw. yow nga yaakaar ni yow la vie continue. dëgg la mais boo lu ki nekk Amérique même chose li ngay liggéey loolu lay liggéey. mais day wàññi ay bëgg-bëggam. day wàññi bëgg-bëggam dëgg la de moo tax mu mën a ñëw tabax këram. waaw kooku moom dëgg la te loolu wax nañ si raise awareness mooy le réveil des consciences si xaalis ni ñu koy manipuler. parce que Sénégal xaalis baa nga fa. ñun ñi dañuy liggéey xaalis xoolal jigéen ñi xaalis bu ñuy liggéey mais fan lay dem yàq ay puukare yoo xam ne amul benn njariñ mu nekk ay waxtaan yoo xam ne war nañ si waxtaan pour yéen nit ñi parce que pauvreté ba fa nekk mais ñun la ñun ñoo ko créé premièrement da ngay nekk koo xam ne dafay liggéey mais ñun waa Sénégal duñu xalaat suñuy sët xam nga tubaab lan mooy différence am ak ñun maa ngi koy waxtaane rek démb mooy tubaab bi dafay xalaat ay sëtam moom du xalaat rek tey
ñun nag boo ne nit mën nga denc defee 5 ans nga mu ne 5 ans loolu moom bari na mais ñii dañuy xalaat ne dans 20 ans dinaa am 36 millions muy li nga doon wax léegi 36 millions yooyu boo ko amee say sët rek defar nga seen àddina mais ñun duñu xalaate noonu mais à chaque fois ñu ngi am xaalis bi mais ñu ngi consommer dañu def benn survey fii au niveau des États-Unis ñu gis ne y a presque plus de 43 millions d'Américains africains ay nit ñu ñuul ci population américaine presque 44 millions chaque année dinañu make lu mat $1 trillion 300 million ok 1 trillion loolu xam sax ñaata la ci xaalis that's a lot right mais ñu seet ne 1 trillion boobu ak 300 billions yooyu presque 1 trillion bi ci njënd mi la nekk jënd ci nit ku weex jënd ci Chinese bi jënd ci naar bi mais pas jënd ci nit ku ñuul bi nga xam ne ñun ñoo andi suñu pauvreté bopp ñoo ngi liggéey ñoo ngi am xaalis ñoo ngi immigré fu nekk di liggéey mais xaalis bi du dugg ci suñuy communauté ñun nit ku ñuul mais ñu ngi koy dugal sa Chinese ba tey boo demee xool Sénégal mais nit ñu ñuul ñaa nga fa woon di liggéey xale yu góor yu ci bari soxla ñu woon di dem bitim réew ñu ngi woon foofu am seeni bitik ci Sandaga mais léegi lan lañu gis immigration bu jógee fële ay Chinese ay yeneen nit dëkk fa ñëw teg fa seen business nit ñi bàyyi fa sénégalais di jënd ci ñooñu su ko defee ñooñu bu seeni business tëjee ñu wax waxu génne boobu dem mooy li ñuy waxtaanee ni tey mais bu ñu jàppantewul suñu biir nit ñu ñuul ñi investir ñu ci nit ñu ñuul ñi pauvreté du jóge ci africain te loolu ci Amérique gi am na fi am France am fépp nit ku ñuul mooy xalaate noonu il faut mentalité yi changer il faut mentalité yi changer lii DJ Malick wax sànq laay bañ a fàtte bëgg ci dellu ci wax na par exemple nit ñi di nekk bitim réew liggéey fi ba sonn kenn xamul lu ñuy daj ku ne xam na ne fii lu ñuy daj ñun duñu ko tiitaroo dafa metti nga dem Sénégal di ko passage pare di won nit ñi da nga dem bitim réew ñëw loolu incité xale yi pour que ñu ne ñoom is dañu bëgg dem bitim réew mais Sénégal aussi war nañu changer seen mentalité ci puukare bi loolu moom lu dëgg la parce que li naan boo nekkee fii di balay wala nga nekk chauffeur de taxi wala sécurité garde wala nga nekk jaaykat lu mën doon nga dem Sénégal yow fi mu toll yow mën ngaa dajale $10,000 yow xam nga liñ ciy daj ñun ñëpp xam nañu $10,000 yi nga daje boobu man de ma part personnel man ku nekk si bopp ngay xam man loolu par exemple man samay mbokk suñu waa kër man bi ma leen éduqué ci la réalité ñoom yàgg na et puis am naa rak yu voyagé am naa rak bu fi ñëw donc gis na li ñu daj ma sama rak ñëw na fi daf fi 1 mois que ma léegi duggul suma néeg waaw que loolu boo ko gaaree na la mën a nekkee booy bi mii dafa ñëw fekk ma ci samay may def samay tour maa ngi ko récupéré Denver ànd ak moom di tour ak moom ma 1 mois am jeex ñi dem dëkk ak muy ànd ak muy finance oto bi moom mi mu demee Sénégal moom loolu kenn mënu ko imaginer moom mi mu demee comprendre na donc il a fait du tourisme il a vu gis na ay dëkk yu bëri mais moo léegi moom ñuul LA exil Californie dëgg la xoolal ma lii rek que def na fi 1 mois waaw that's amazing donc pour te dire rek metti na lépp dafay metti mais gars yi dañuy dem Sénégal par exemple yow et puis loolu pour man dof la ce n'est pas intelligent parce que bu dee da nga ñëw sonn may bëgg a dee dem yàqaat ko. que yow coono boobu moo la dàqul sa réew. kon yaakaar naa boo delluwaatee sa réew bu la yàlla may tuuti. da nga ko war a dugal foo xam si ëllëg si biir fa la sa noflaay di nekk. mais pas loo xam si daf lay parce que aventure boo gis rek dafa am mucc. adduna boo gis rek loo gis adduna am na. dara du continuer parce que boo ñëwee nekk un aventurier par exemple amoo ay health care. amoo ay retirement plans. da ngay liggéey moo tax yeesaan gis nit di aventure ma may 70 ans 80 ans nga gis ko mu lee nga naan lu tax paa bi ñibbiwul wala tax mee bi ñibbisiwul du question dafa bëggul ñibbi wala dara mais bu ñibbee lu muy def dëgg la loolu dafa jar a sóoraale immigré buy génn war nga war a sóoraale sa retour parce que bëgg naa ñibbi mais lan ngay ñibbi Sénégal moom boo demee da nga am foo dëkk da nga am foo tëdd loolu lépp da nga am loo lekk mais condition yi nga xam ne yow tàmmal nga ko fii boo ko amul doo fa def at da nga dee wala da nga ñibbi si waat da nga ñëwaat fii Amérique encore léegi nekk un vieux de 70 ans ma fay continuer waat di xootluwaat donc loolu dafa nekk loo xam surtout immigrant moom war na cee bàyyi xel sa retour li ngay am fii nga bañ ko yàq même ñi nekk Sénégal aussi ñoom tamit c'est valable pour tout le monde li ñuy yàq ci xew yi li ñuy ci ay yére ci ay signé parce que seen doom yi duñ ci xalaat
doom yi sa éducation doom moom mooy tax yow sa ndoo ëllëg si biir nga mën cee génn moom moo tax aussi yow sa ndoo askan sax ngeen mën cee génn ay sacrifice lay def mais le Sénégal ne se sacrifice pas pour sa famille parce que ñen ci ñun Sénégalais ñoo am compte épargne pour say doom ni par exemple pour sama doom bu amee bac bu demee université léegi man comme xale bi nangu naa jàng gis naa ni dala mës ami bac chaque fin de mois naa ko jëncal benn 10 000 francs comme ça bu eggee université au moins mu am benn 2 millions boo xam si dama koy teg ci loxoom ni ko mu mën cee démarrer wu xale yu jigéen yu bëri seen njàng mi ngi yàqu Sénégal ndax loolu dañuy dem ma nekk Amérique dañuy dem ma dem université du moins dem foofu amul ils n'ont plus les moyens seen parents yi amuñu moyens ñu dugg si lox mi si situation moo leen ci dugal ma dara fekk leen ci seen njàng yàqu loolu mooy suñu point bi ñuy bëgg a dugg mooy studying bi ñuy wax nit jóge bitim réew parce que ñu bari dañuy bëgg seen doom dem bitim réew jàngi mais xamuñu réalité bitim réew fii jàng cher na fi cher boo xam ne mën nga wax ne benn université rek par année mën nga si fay ab 20 millions mbaa ab 30 millions par benn année xale bi war fa nekk pendant 4 ans waaw léegi yow bu fekkente ne parent boobu xale bi bu ñëwee fii déjà étudiant du fi liggéey xanaa mu nekk liggéey clandestin mais étudiant buy jàng fii façon visa bi ngay am mënoo liggéey fii mais nag man nga gis ku am salon mbaa nga gis ku am boutique am nga dem di leen jàppale te loolu xam nga c'est pas underground lay doon donc 10 millions 20 millions par année pour nga war ko mën a fay metti na ci xale yi moo tax yenn saa yi ñuy ñëw di def nag sa dul noonu mais parents yi wax nañu ban jàngale ngay wax parents yi ñoom ñi nga xam ne ñooy envoyé seen doom bitim réew pour ñu jàng te duñu xam condition bi xale bi nekkee ci dëkk ba muy jàngee bon kooku c'est problème loolu problème la mais de toute façon dans la vie li ma wax il faut être réalistique you have to be realistic in life yow boo nekkee un enseignant am un salaire moyen de 200 000 francs par weer tu multiplies ça par 12 yow amoo sa 4 millions par weer sa salaire amoo 4 millions de salaire par an yow sa doom nga bëgg ko fayal 20 millions de pour ses études par an parce que boo calculer diggante logement bi comme li nga wax ay jàngam ak fay yëpp daf koy mat loolu yow léegi yow bu dee yow sa famille yow donc loolu yow bu dee nga am doom di ko bëgg rek mu dem à l'aventure yow xam nga ni kon yóbboo ko pour mu jàng parce que bu dee yow sa réew mi nga dëkk l'éducation n'est pas gratuite à plus par exemple dans les pays capitalistes donc loo ciy gis élèves yu bëri bu ñu ñëwee fii dañuy ñëw pour étudiant mais duñ ko eggale wala mu avant ñu ko eggale day yàgg dañuy dem ba am na dañuy découragé bàyyi dem day am dañuy def lay yëpp am na ñoo xam ne si ñëw nañ fi jàng mais eggale wuñ ko man xam naa bokk naa ci xam nga pas da ngay dem si digg bi nga xool nga ni waaye lii daf may tàddeel xam nga sama morom yaa ngi ñi koy ciy réussir mooy yi nga xam ni par exemple am nañu ay parents yoo xam si mën nañu leen fayee seen njàng ñoom ñu focus si njàng bi ñoo jàng fii si benn temps bu gaaw 4 ans pare ci mais bu dee da nga ñëw bëgg a boole liggéey bi boo doon def 4 ans 8 ans la lay jël wala 7 ans pour nga pare parce que da la am benn moment boo xam si parfois da ngay tëb toute une semestre rien que pour mën a jàng pour mën a jàng parce que mënoo jàng di dem nekk étudiant di liggéey bu ndaw ba pare yow bu ferment jot say waajur bëgg encore léegi au lieu yow ñoom ñu def indi pour nga jàng ñoom léegi ñi lay naan Western Union ñoom dañuy quelque chose demee dañoo lay yàkkamti loolu mooy sacrifice bi ñuy wax sànq il faut que parents yi di nangoo sacrifier pour seen doom yi il faut ñun culture boobu ñun ñu koy développer ñun suñu biir sacrifice bi nga parce que sa doom boo bëggee mu réussir ëllëg si biir man j'ai toujours l'habitude de dire benn chose ni par exemple dañoo benn aada boo xam dañu naan sa doom yi bu ñu màggee jàppale la man kooku dama ko contre man waa c'est le contraire man mënu ma am 30 ans wala 32 ans am sama benn doom di xaaraat encore beneen 30 ans encore pour sama doom boobu man yor ma léegi miin waaye man ma wala toog man di def lan mooy li ma wax moo tax na il faut que ñuy nangoo sacrifice bu dee yow da ngaa judd si famille boo xam ne si dafa laaj ay sacrifice yow sacrifice il faut faire ces sacrifices pour comme ça ñeneen ñi beneen génération bu ñëwee mu yomb si ñoom mais bu dee yow bëggoo jël sacrifice boobu mais doo dem dëgg la loolu de doon naa ko waxtaane Ahra bi mu ngi si ligne bi di ma dégg lu bari mooy que ne yow da ngay jàppale sa doom mu dem doom jooju bu demee mais dafay am ay doom moom tamit mais su fekkee moom dafa war a wàññeeku fàtte ay doomam di def fii si gannaawam nan lay toppatooy doomam pour te dire pauvreté bi il faut mu am fu mu yem foog ñu dagg ko yëpp nañu sacrifier si xale yi nañu parce que loolu jamono bu njëkk ba la woon léegi jamono bi dafa changé xale boobu dafay am sa ay doom
moom aussi war na préparer ay doomam foofu loolu moo tax yenn saa yi doo gis pauvreté si dëkk tubaab yi parce que ñoom seen doom seeni sët dañu leen di visualiser si seeni activité bëgguñu seeni sët ñëw te fekk ñu fa dara ñoom focus ñu si seen doom ñoom si seeni sët la ñuy focus mais ñun au niveau du Sénégal da ngay toog ñu naan laan bàyyil ba sa doom màgg bu màggee di nga noppalaku mais est-ce que yaa ngi investir si sa doom ba mu war laa mën a noppal te pourtant bu xew amee de tey jii mbaa nga bëgg a joxe ji ab premier cadeau pour sa doom bu góor dina la jaral nga bokk am na ta ñu sotti la 1 million mbaa 2 millions boo xam ne mënoon nga ko investir si sa doom mais da nga naan dañ ma ndeyale fële dem toog ñu tegal la say valise ngay def say yëfi yooyu ñuy def yow fekk na sa doom mu ngi si biir kër gi amul liggéey bëgg a jàngi mënul jàng amul métier te xaalis boobu waroon naa mën a dem si moom then we going backward. waay non culture bi aada yi moom de façon comme li wax toujours aada yi ñoom bu leen arrangé ñu daganal ko bu leen arrangé wul ñu ne loolu dafa xewi donc loolu lépp dafa nekk ay contexte yoo xam si lépp luy poussé booy yi tamit pour ñuy génn loolu lépp def ci la bokk ci immigration bi la loolu yëpp affaire ay conséquences yoo xam si séquelles yoo xam si day gën di reproduire mais na man pour man ci solution yi toujours comme que ci la ñuy wala tëjee nii nañuy xoole comme que ñun suñu sous-sol léegi yàlla def na naat na yàlla war nañu ay xéwal yoo xam ne si xëy na làqoon ay temps léegi yàlla def na ko nañu yàlla may ay leaders yoo xam ne si wax dëgg yàlla dañu changer si leader xale yi si leader ci vision xale yi que ñoom ñu bañ a fàtte ñoom tamit ñu nangoo def ay sacrifice parce que bu dee dafa nekk dëkk boo xam ne si boo xoolee Sénégal mu nekk ñetti corps yoo xam ne si boo xoolee administration Sénégal moom la ñuy fay muy corps santé ak paramilitaire policiers yeeg gendarme yi yeeg kii ak enseignants yi boo xoolee éducation boo xoolee ñetti corps yooyu mooy ñi nga xam ni Sénégal ñooñu salaire u xaalis Sénégal bi budget bi fa lay dugg bu dee les salariés parce que ingénieurs yeeg ñooñu ay benn lañu que ñeen ñi sax am na si ñetti corps yoo xam si mën nga leen cee dugal donc li ma bëgg wax mooy boo xoolee maanaam économie Sénégal ñi koy absorbé ñu tuuti ñoo koy lekk ñoo koy dundee que ci ñu tuuti ñooñu di ko pourcentage boobu di ko dundee nga ni suñu salaire yi ñooñu maanaam les contribuables agents de quota fa lay si ñoom lay dugg dafa am encore benn marge bu ndaw benn 10% boo xam si les élites ñoom ñooy lekk lépp loolu lépp aussi dafay recruter si suuf si le bas monde te conséquences yi ñëw parce que bu dee da nga ñëw nekk un président avec nga am caisse noire boo xam si ay milliards mi ngi ci mais alors que y a un petit boo xam si jàng na ba pare amul un diplôme léegi ñu ne président am na benn caisse noire ñaata milliards moo ci nekk ñu ni ak yeneen corps yi mu créé yooyu ñoo ay assemblée ki au conseil des collectivités rurales yooyu yëpp nga xam ne ñëpp dañuy am ay caisse noire boo xoolee caisse noire mairie caisse noire tous ces caisses noires yoo xam si moo tax ma la dafa benn élite boo xam si li booy yi waroon li poussé booy ñi dem tamit loolu tamit daf ciy joué conséquence daf ciy joué parce que booy tamit dañuy xool ñooñu di leen ñee parce que dañ naan kii gënuma gëm a pare ko xam ne ñoom mënu ñëw egg si foofu parce que mu c'est pas des politiciens léegi ñun léegi man tamit parce que politiciens yi tamit mooy dugg si gouvernement bi ñëw si koñam tabax fa R+4 alors que salaire kese la waroon a am booy di gis loolu lépp ni booy di tegee loolu lépp di poussé booy ñi dem ci la bokk parce que dañuy dem à la fin ils en ont marre amul affaire bi c'est pas équitable pour un pays pauvre comme le Sénégal man j'aurais préféré que salaire yi ñu gën a équitable man ay ministre salaire yi ñu fay ministres yi ingé maanaam les députés yi privilèges yi ñu leen di jox si dëkk bu pauvre marché à gré yi gars yi di jox que ñun ñëpp xam nañu Sénégal marché yi dañ koy joxe toujours pour gars yi di ci kaañu ñëpp xam nañu ko mais wala ñu wut benn système boo xam si moom mooy gën a investir si jeunesse bi ma pare loolu li ñooñu di fooy xaalis boobu gars yi nit ñi di fooy des milliards et des milliards ñu xool nañ ko mën a récupérer def ko si dëkk bi ma dugal ko si jeunesse bi wàññi kii parce que privilège yi ñu jox les hommes politiques dafa bëri que seen liggéey seen njariñ si réew mi dafa bëriwul nañu fal ay panafricanistes ay gars yoo xam ne si Sénégal lañu gëm seen réew la ñu gëm. il faut nga gëm réew mi de. il faut nga gëm réew mi gëm jeunesse bi xam ne si jeunesse boobu président de la république nga fa. mais lu tax booy du ñu immigré booy du ñu immigré bu dee yow ministre député président wala DG boo feebaree France ngay faj waa Amérique mais booy yi xam nañu kon fi ngay dem di fajoo fa la lépp nekk. ñu dem ñoom it ñu rey bu dee yow Sénégal ñoom bu ñu demee nangoo toog Sénégal vacances Sénégal boo amee vacances nga dem. investir Sénégal booy di gis loolu. bàyyi seen xaalis Sénégal bàyyi seen xaalis Sénégal mais bu dee yow boo nekkee un président boo paree retraité boo retraité nga dem dëkk tugal wala
Europe nga dem dëkki foofu that's not right. mais yaa ngi woon sa population fii que ne fii dara amu amu fi fi fii baaxul. fii amu fi parce que yow yaa la nekk le premier Message la. leader que yow Message joxoo la la. bon exemple message la. man côté boobu laay condamner les hommes dëgg la politiques dëgg la moom. dañuy li ñu leen di l'argent du contribuable li ñu ciy profité dafa bëri. ma pare ñoom li ñuy dugal ci réew mi la bas peuple li ñuy bénéficié wu dafa bëri. dafa tuuti dafa néew. amul benn proportion quoi. dëgg la jërëjëf Ben. thank you so much dañuy dem jël pause après nag bu ñu dellu see ñu conclure ñoo ngi ci fin wu show bi we'll be right back jërë ngeen jëf. tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux nañu fii ci MyWACP Women and Children Platform fii ci sunukër.com di leen remercier ci déglu bi ngeen toog di ñu déglu waxtaan bi neex na trop bëgguñu sax mujjee mais suñu temps bi jeex na ñu conclure rek ak Ben Rabi aussi mu ngi ci ligne bi Ben suñu message à chaque fois dañuy bëgg ci fin bi ñu xale yi ñuy déglu ñu am courage dañuy bëgg empower xale yi inspiré leen parce que situation bi metti na ku nekk ko xool sa bopp xam ne bëgg nga tekki bëgg nga am dara xam nga bëgg nga takk jabar bëgg nga gis sa benn nit mën ko dimbali it's just like bëgg nga grow nga expand mais te situation bi au niveau du Sénégal metti na te li tax émission bi ñu koy def en wolof pour wax jeunesse sénégalaise bi moo tax ci problème yi ci monde bi ak naka lañ ko mën a xam nga jëlee take it bu pare nag move on dem def dara set say goals comme ni may wax ci show yële passé mais immigration bi nga xamante ne bi xale yi ñu bari bëgg nañu génne ñun ñoo ngi bitim réew xam nañ li xew mais aussi xam nañ ne Sénégal dara am na fa comme ni ñu wax léegi dara am na fa même boo mënul génne même su fekkee moyens yi mayu la amuloo fen foo jaar dañu bëgg xale yi commencer utiliser seen moyen xalaat lu ñu mën a def foofu ba boog génne possible lan ngay wax xale yi ban message ngay jox xale yi ci loo xam ne ñoom ñu ngi foofu au niveau du Sénégal te mënuñu génn mais ñu ngi toog jaaxle di xalaat di frustrate xam nga bu mën leen a yenn say sax duggal ci ay affaires yu ñaaw yoo xam ne waruñu ko mën a def lan mooy sa message pour xale yooyu. bon message bi may jox wax xale yi mooy dans un premier temps mooy àdduna lépp loo gis il faut avoir de la patience. nga bañ a yàkkamti. pour ñee kenn. gëmal sa bopp. gëm sa wërsëg. gëm sa destin parce que ñoom ñoo ko wax l'islam moo ko mu ni ku nekk yàlla ku mu bind rek am nga sa destin. donc àdduna tamit bu jeexagul lu nekk xaj na ci. dëgg la donc mar bu mu la tax a naan. fóotit gis sa moroom am dara yéene ko ko jàmm li mu am yéene ko ko. mais yow tamit. xamal ni tamit sa destin ni ngi ci kanam. xëy na amagoo kër ren. mais yàlla mën na def ma laa déwén nga am R+5. xëy na waa ji ren terrasse la am. yow nga xool ko sa xel nga xaw a yàkkam sa àdduna tuuti. mais yow xamoo ni yow sa destin R+5 mi ngi ci kanam di la xaar. donc loolu mooy il faut nga nangoo muñ. mooy patience bi que l'islam moom moo ko njëkk a
wootee parce que boo gëmee yàlla tamit lu am da ngay nangu ni yàlla moo ko nangu ma pare aussi li ñu naan yàlla na tamit yàlla bay sa tool ngeen bañ a toog il faut prendre sa destin il faut que jël ko en main be creative il faut be creative am góol bañ a découragé wax adduna tamit boo ci bëggee réussir il faut nga xam loo bëgg adduna mënoo ci nekk di tâtonner déedéet mënta nekk mënu nekk adduna bi dañ ni boo bëggee réussir si adduna da ngay xool loo xam si moom nga bëgg lu tax loo xam si moom nga bëgg parce que boo jëlee métier moom si bëggoo ko doo fa yàgg que bu dee da ngay def métier boo dem essayer tuuti neexul nga demaat si beneen boo deful nang ab ndaw dafa gaaw diggante 25 ans ma 45 ans gaaw na gaawaay boo xam si boo amee 18 ans am 20 ans na doo ko xam parce que da nga yaakaar ni mën léegi rek yooyu foofu doo fa eggagul mais booy dugg 25 ans bi ñu la am nga 40 ans day mel na un clin d'œil que boobu bu la fekkul yow nga pare xam li nga bëgg ci sa àdduna mooy li ma bëgg wax mooy boo bëggee réussir si àdduna da ngay xool loo bëgg ci àdduna nga koy def que ba pare nga koy def toujours ba pare nga koy def noo ko mën a defee moom gën a baax njariñ bi sol ñëw parce que mënoo di def liggéey doo ko def comme il le faut ma pare yàkkamti ko ma pare nga bëgg ci am réussite bu baax àdduna amul dara lu xëy suba sotti si benn femme dara sottiwul si benn àdduna mooy métier bul rëy il y a pas de sot métier il y a pas de sot métier affaire yi bul xeeb benn façon métier quand que sàccoo jaayoo drogue ne ko dafa loo xam si dañ sa diine daf la ko tere wala sa yaay bu ñëwee fekk la ci daal di sëgg pour man il y a pas de sot métier man maa ngi nii toog naa fi États-Unis presque 25 ans di leen nettali mi ma nekkee Côte d'Ivoire en 86 31 ans avant doon waas foofu ay jën que pourtant mënoon naa ko bañ a wax mais je le dis fièrement avec fierté avec fierté je suis un homme politique mais awuma kersa taxaw ni man bi ma nekkee Côte d'Ivoire en 86 man dama doon gratter poisson dans le port de San Pedro parce que je le faisais dignement parce que si loolu parce que loolu moom si loolu mooy bokk na ci passage yi nga xam ne moom moo ma defar man si tey li ma doon donc jaar bi dans la vie il y a pas de regret soit on apprend soit on gagne loolu moom si àdduna amul benn regret looy def lu bon sax da nga ciy am loo ci jàng donc loolu daal mooy li nga xam ni jeunesse bi Sénégal ñu mu laa leen di dénk na ngeen fier il faut fier d'être Sénégal am nañu xëy na suñu homme politique ñiy jaay suñu dignité mais na dañu xam ne bu ñu gëstoo dañu gis plus de 13 millions yoo xam ne si ñoom ils sont dignes d'être Sénégal lépp lu ñu am Sénégal moo leen ko gënal ñi bëgg a génn tamit jom gi leen tax a génn tamit yàlla na jom googu yàlla na ko yàlla tourné ba mu nekk ay xéwal bi di Sénégal ma xam ne ñoom léegi ñoom ñun ñëpp ñu bokk ñi nekk bitim réew ñibbi ñi bëgg a génn moom c'est bon parce que boo génnee da nga loo jàng da nga jox expérience mais nañuy génnee ak beneen kàddu boo xam si bu ñu génnee dañuy respecté maanaam duñu nekk ay benn gang moom dañuy xool toujours comme di am di ñu pointé du doigt xam nga nañu génn ak fierté ñu nekk une population moom si bu ñuy génn dañu naan Sénégalais yi kat ay borom xam-xam lañu ay c'est des exemplaires ni ñuy génnee façon boobu pas ay daaj ay gaal ma xam ne kuñ gisee ku ñuul dañu yaakaar fa nga jaar dëgg la noonu la ñuy def waaw suñu maam yi si gaal lañu leen dugaloon def leen ay jaam léegi ñun ñuy bañ léegi ñun ñu ngi dugg ci gaal yi par force pour dugg Europe te suñu maam yi dañu leen doon yóbbu ñoom ñu doon bañ ñeneen ñi di xaru ko bañ a dem léegi ñun ñooy volontaire pour di dem pour di mu jëral ñu ñu xaru te foofu ngay dem ñoom ñu ngay ñëw sa dëkk yow dafa jël dafa gën a baax di fa jël dafa gën a baax di ko yóbbu seen dëkk bon jaf nañu toog xoolaat waaw it's time waay jërëjëf jërëjëf Ben jërëjëf thank you so much Rabi waaw ñoo ngi conclure ak Ben si émission tey bi waaw c'est vrai Ben yow wax dëgg yàlla jërëjëf yow sa li nga indi ci apport bi ci show bi vraiment vraiment c'est éducatif vraiment tu vois donc man pour conclure ci affaire immigration bi ak population sénégalaise bi man li may wax moom mooy dafa war a dafa toucher couche yëpp muy touche gouvernement ak parents yi te parents yi aussi damay delluwaat toujours ci ñoom rek yaay yeeg papa yi bu ñu góorgóorloo ci jeunesse bi def ci liñ ci war a def yàlla mën na am xale yi seen xel du nekk ci dem di immigré ji di dem di dugg ci yenn situation yoo xam ne mën nañ ci sax dee jigéen ñi yàq ji ni yàq ci xew yi boo amee si doom bu góor nga bëgg mu gaaw takk jabar pour ñu ni la ay teraanga mais même bu ñu la ni la ay teraanga mais teraanga yooyu boo ko jëloon nga boole ko dimbali sa doom xool sa doom sa beneen doom wala kenn kan laa mën a dimbali ci lii ma yor nii pour mën cee mu mën a fructifier pour indi leneen loo xam ne dafay avantage famille bi
avantager communauté bi avantager monde bi tu vois donc immigration bu ñu ko dee wax day delluwaat ci fànn yooyu yëpp gouvernement famille et tout ça donc xale yi comme li benn wax nañu am patience dañu am patience te bañ di xool ñeneen ñi ndax boo xoolee ñeneen ñi rek da ngay daal di commencer yow sa bopp fàtte yow sa bopp yow xam nga donc mën nga def ay goal comme ni nga koy waxee bi ne toujours def ay goal am sa vision jéem a suivre nag sa vision boobu no matter what jërëjëf loolu boo ko defee yàlla mën naa am léeg-léeg sa xel du nekk ci dem di immigré ci beneen dëkk di commencé war a commencé à zéro nga xamoo yow da nga dem ci dëkk boobu loo fay fekk xamuloo ko jërëjëf tu vois donc loolu rek laa am na ba doon conclure ci affaire immigration bi ñu ut ay solution daal parce que am na ba pare immigration bi c'est un fait dafa am ba pare léegi nag dañuy commencé nag léegi di wax ci solution yi nga xam ne moo ñu mën a dimbali pour sauver suñu jeunesse pour sauver suñu jeunesse nañu insister ci solution yooyu naka lañ ko mën a aborder gouvernement bi naka la mën a aborder am ay technical school xale yi dem jàng métier toog Sénégal liggéey Sénégal comme ça bu ko defee dañ éviter erreur yu bari daal ci suñu dëgg la lépp pour la jeunesse sénégalaise yal nañ ci yàlla jàppale ñëpp pour la jeunesse sénégalaise dëgg la yal na si ñëpp jàpp parents yi ñu ngi leen di woo gouvernement bi képp ka nga xamante ne ki am nga xel am nga xalaat am nga xam-xam ñu ngi lay woo vraiment pour la jeunesse sénégalaise ñu jàppale suñu doom yi créer ay structure yoo xam ne xale yi immigration bi dina wàññeeku loolu mooy woon émission bu tey bi Ben Fall dinañu dellu siwaat Ben parce que lii dañ koy continuer encore aussi may rappeler nit ñi sama livre bi nga xam ne moom laa bind au niveau des États-Unis dina génne dans 1 mois inshallah lan mooy góolu livre bi mooy pour dimbali am ay shelter pour taalibe yi jigéen ñi aussi dama ko fàtte mentionné ñu am counseling service jigéen ñi sax problème yi bari na yenn saa yi ñu bëgg wax duñu am ku ñu waxal yooyu yëpp mën na andi ay feebar ci ñoom ay counseling service counseling center yoo xam ne mën nañ ko def throughout Sénégal pour suñuy doom ya fa nekk suñuy rakk suñuy mag ak képp ka nga xam ne yaa ngi nekk foofu am njaboot soxla ku la dimbali di ko def aussi pour xale yi nga xam ne ay orphelin lañu amuñu ko leen jàppale ak xale yi nga xam ne ay handicap lañu loolu mooy góol bi tax ma bind livre bi pour que lépp lu ci génnee mu mën a dugg foofu may woo bépp sénégalais fu ngeen mënti nekk nañ leen booloo nekk benn liggéey jàppale suñu Sénégal loolu mooy tax WACP nekk fii ci suñu kër di wax te duñu sonn duñu tàyyi dinañu wax ba keraa ñuy def commencé di jël ay action pour dimbali suñuy doom yi nekk Sénégal dimbali jigéen ñi pour suñu Sénégal gën a naat jërë ngeen jëf dinañ dellu saat ak yéen next Tuesday mardi bi di ñëw inshallah WACP fii ci sunu kër.com thank you yal na yàlla defal ñëpp jàmm Ben thank you so much mënuñu la fay yal na la yàlla fay xalaat yi rafet nañu jekk nañ dinañ jël saa defaat beneen émission inshallah jërë ngeen jëf thank you so much thank you dégloo di sunu kër FM seeni kër laa mën na dégloo di sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di sunu kër FM sunu rajo laa suñu rajo la
seeni kër laa man di dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom nu musa suux man di dégloo di suñu kër FM seeni kër laa sama gaal gi dégloo di suñu kër FM suñu rajo laa suñu rajo laa dégloo di suñu kër FM seeni kër laa man di dégloo di suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal